ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéenay suivre chaîne bi di xalaat ñu ngi leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo bi nga xam ne tey day wax ci Ousmane Sonko nekk kenn ci ay candidats yi nga xam ne dañu décider présenté wu ci prochaine élection présidentielle yu 2019 yi. vidéo bi nag dañ koy répartir ci ñetti pàcc bi ci njëkk dañuy wax ci parcours candidat bi, ñaareelu pàcc bi dinañ wax ci ay qualité am ak ay compétence am, ñetteelu pàcc bi dinañ ñëw ci li nga xamante ne nii mooy ay défaut maanaam ay sikki sàkk yoo xamante ne nii mën nañ ko soulever ci li nga xamante ni mooy candidat bi. Ousmane Sonko mi ngi juddu le 15 juillet 1974 fële nga xamante ni mooy Thiès. ay waajuram fonctionnaire lañ. papaam mi ngi nekk Joola, yaayam nekk métis entre séeréer ak tukulóor. Ousmane Sonko nag daanaka mi ngi màggee fi nga xamante ni mooy Casamance. en 1994 la am lii di baccalauréat am dem yeggali li nga xamante ni mooy njàngam bu kawe fële nga xamante ni mooy université Gaston Berger bu Saint-Louis bi nga fa doon jàng li nga xamante ni mooy droit maanaam wàllum yoon. foofu la amee maîtrise. après loolu aussi Ousmane Sonko am na lu ñuy woowee DEA maanaam diplôme d'études approfondies mi ngi ko amee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. donc liñ ci mën a retenir rek mooy ku xarañoon la ci wàllum jàngam loolu sax bokkoon na ci lu taxoon mu def concours bi nga xamante ni mooy ENA en 1999 mu réussir ko am concours bi nekk major ci concours bi maanaam ki gënoon xarañ ci concours boobilee. sur le plan professionnel nag ci wàllum liggéey Ousmane Sonko mi ngi commencé liggéey en 2001 mi ngi commencé en tant que inspecteur des impôts et des domaines gannaaw bi mu defee ñaari auto formation fële nga xam ne mooy ENA te après ñaari auto formation yi sax moo génn major ci promotion maanaam moo nekkoon major ci concours bi nekk major aussi bi muy génn maanaam ki gënoon xarañ ci période formation bi. ci wàllu mën-mën ak compétence Ousmane Sonko am na xam-xam ci wàllu finance publique maanaam naka la ñuy caytoo gëstu seet ay koppar yoo xamante ni dina mën a may nguur financer ay projet ak li nga xamante ni mooy économie wàllum koom ak li nga xamante ni mooy droit maanaam lu jëm ci wàllum yoon. donc domaine yooyu Ousmane Sonko am na ci xam-xam grâce njàng bi nga xamante ni jàng na ko gannaaw ba mu amee lii di baccalauréat am. ci carrière am aussi Ousmane Sonko nekk na inspecteur principal des impôts et domaines et chef de la brigade de vérification fiscale immobilière de Dakar maanaam ki nga xamante ni day gëstu li nga xamante ni mooy fiscalité jëm ci wàllu dëkkuwaay yi fi nga xamante ni mooy Dakar. bu ñu weesoo parcours scolaire am maanaam wàllu jàngam ak li nga xamante ni mooy carrière professionnelle maanaam wàllu liggéeyam dañuy ñëw ci qualité Ousmane Sonko mooy kan. lu ñu mën a xam rek mooy c'est un homme engagé maanaam nit ku engagé la te engagement boobu noonu mi ngi ko am depuis bi mu commencé li nga xamante ni mooy carrière professionnelle maanaam bi mu tàmbalee liggéey. boo xoolee 2001 la commencé li nga xamante ni mooy liggéey fële nga xam ne mooy impôts et domaines ñetti at lañ ci teg ci biir impôts et domaines mu créé fa syndicat autonome des agents des impôts et domaines maanaam kuréel goo xamante ni mooy ëmb liggéeykat yi di leen kaasal li nga xamante ni mooy seen droit jëm ci seen wàllum liggéey moo nekkoon premier secrétaire général u syndicat boobule engagement bi mu am tamit jëm ci li nga xamante ni mooy wàllu liggéeyam tax mu dénoncé en 2016 luubal ak naxasal yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci wàllum fiscalité ak ci wàllum budget te ki koy def mooy gouvernement bi nga xamante ni moo fi nekk. yaakaar naa ni ñëpp suivre nañ dossier boobu noonu ak coow bi nga xamante ni amoon na ci loolu sax tax na Sénégalais yu bëri xam ku Ousmane Sonko ci révélation yi nga xam ne defoon na ko ci jamono yooyu la ko médias yi commencé woon invité muy dem ci yenn plateau yi di défendre ay idéem ak ay leeral yoo xamante ni tamit amoon na solo nit mën na ko dégg. bi loolu lépp amee nag coow li bëri ñu dàq ko fi nga xamante ni mooy inspection générale des impôts et domaines en août 2016 li tax nag ñu dàq ko mooy manquement au devoir de réserve maanaam koo xamante ni àndul ak noppi ci li nga xamante ni mooy liggéeyam. biñ ko dàqee nag Ousmane Sonko engagé wu ci li nga xamante ni mooy wàllum politique créé parti bi di Pastef la ànd ak ci li nga xamante ni mooy élection législative yu 2017 yi ñu fal ko député gannaaw fal bi mu bokk ci homme politique yi nga xamante ne nii mënuñu lim ci langum politique te du leen ci boole maanaam mu imposer boppam ci li nga xamante ni mooy politique fii ci Sénégal. beneen qualité aussi bi ñu nemmeeku ci Ousmane Sonko mooy nit la koo xamante ni day gëstu day def ay recherche mu nekk loo xamante ni lu rare la ci suñu xeetu politiciens yi nga xamante ni yu bees lañ. d'ailleurs passion bi nga xamante ni am na ko ci wàllum gëstu tax mu génne en janvier 2018 benn téere benn livre boo xam ne mi ngi ko tuddee pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation maanaam ci livre boobu noonu day wax ci wàllum pétrole ak gaz fii ci Sénégal bi mu fi feeñee ak naka lañ ko gérer nguur gi naka la négocier yenn contrat yi nga xamante ni amal nañ ko
ak li nga xamante ni mooy ay entreprise yu ne bitim réew ci livre boobu noonu muy joxoñ baaraamu duuma kii di président Macky Sall ak ñi ko wër maanaam anam gi nga xamante ni géré nañ ko li nga xamante ni mooy ressource naturelle maanaam koom ak alal gi nga xam ne Sénégal am na ko ci wàllum gaz ak pétrole naka la ko nguur gi géré ak naxasal gi nga xam naxasal nañ ko li nga xamante ni mooy ressources yooyu ba ëllëg mu nar a gàllankoor li nga xamante ni mooy ay génération loolu lépp mu expliqué wu ci livre boobu noonu. ñu teg ci quelques weer yàggul dara mu génnewaat beneen livre bi nga xamante ni mi ngi ko tuddee solution nag mu nekk benn liggéey boo xamante ni def na ko présenté ko en tant que programme pour sénégalais sukkandiku ci fal ko président du Sénégal mu nekk livre boo xamante ni d'après moom ci li mu wax saafara la pour régler li nga xamante ni mooy problème sénégalais yi bis bi nga xamante ni moom la doon présenté livre boobu noonu c'est la déclaré officiellement participation ci li nga xamante ni nii mooy élection présidentielle yu 2019 yi. ñu ñëw tamit ci wàllum diine parce que ñi xam ni Ousmane Sonko jege nañ ko nee na nit ku gëm la nit ku am diine la jàng na alxuraan mokkal na ko mi ngi koy pratiquer ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ñaari soxna la am te ñaari soxnaam yëpp dañuy muuru maanaam ay ibaadu lan maanaam loolu li muy firnde mooy jëmm ji yamul rek ci jàng diine di ko jëfe mais ci li nga xamante ni mooy njabootam ni mu organiser famille yar na leen ci diine te mi ngi topp li nga xamante ni mooy ndénkaane l'islam ndénkaane sangu-sang yi yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ñëw nag jeexale ko ci li nga xamante ni mooy wàllum critique bi. tey mënuñu wax ci Ousmane Sonko te waxuñu li nga xamante ni moom la ñëpp di coow ndax Ousmane Sonko Ibadu Rahman la benn sujet la boo xamante ne nii ñu bëri nga koy wax ñenn ñi nag dinañ jàpp ni amul solo waaye ankay dañu jàpp ni am na solo lu tax parce que dafa intéressé Sénégalais yi li tax mu intéressé Sénégalais yi parce que fii ci Sénégal daf ci am ay Ibadu Rahman yooyu daf ci am ñenn si ñoom du ñëpp nag dañ koy leeral du ñëpp ñoo koy def mais daf ci am ñenn si ñoom parce que lépp loo mënti def rek am na ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee les radicalistes maanaam ñoom nee nañ dañ ciy dem ba jeex ak ñi nga xamante ni ñoom dañuy modéré maanaam dañ ciy dem ndànk-ndànk du Ibadu Rahman yëpp ñoo koy def pour mu leer ci bopp nit ñi mais daf ci am Ibadu Rahman yoo xamante ne nii fii ci Sénégal dañuy saaga ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi samp diine ngi fii ci biir réew mi te amaana ñu ci bëri si ñoom budul woon kilifa diine yooyu duñu xam diine l'islam ba toog tey naan dañuy jaamu toog tey naan dañuy julli ba toog tey naan dañuy woor bàyyiwuñ kenn nag dañuy saaga Cheikh Amadou Bamba dañuy saaga El Hadji Malick dañuy saaga Baye Niass Seydina Limamou Laye Bou Kounta Ndiassane bàyyiwuñ kenn parce que ñoom ñooñu noonu xeetu Ibadu Rahman yooyu noonu dañ ne kilifa yooyu noonu kilifa diine yi ma filim léegi jàngale wuñ li nga xamante ni mooy l'islam te taalibe yi nga xamante ni topp nañ leen li ñuy def mooy bidaa dañuy critiquer sax gàmm gi nga xamante ni guddi la boo xamante ni dañ koy màggal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc tey bu fekkee ni dañ ne dafa am benn candidat boo xam ne Ibadu Rahman la yoon la Sénégalais yi posé wu la question ba xam ci ñooñu la bokk donc question bu normal nit ñi laaj ko donc bu ko nit ñi ñàkkal fayda donc nit ñi ñoo yëy tiit parce que fii ci Sénégal majeure partie bi ay musulman lañ te musulman ñi ci ëpp ci tarixa yooyu noonu la ñu bokk muy Murit Tijaan Xaadir Laayeen et li tax nit ñi tamit gën a tiit parce que Sonko bi muy présenté livre bii di solution di déclarer candidature am dafa invité woon ay journaliste Cheikh Yérim Seck posé ko question bi ne ko est-ce que Ibadu Rahman nga ñu bëri nag dañu critiqué woon laaju Cheikh Yérim Seck bi ñàkkal ko fay la mais question bu am solo la parce que li tax mu am solo mooy Cheikh Yérim Seck dafa xalaat lu bëri ci Sénégalais yi di xalaatee parce que li ma wax sànq ñi bokk ci tarixa yi ñu ci bëri tey bu ñu dégg Ibadu Rahman seen xel automatiquement day dem ci ki nga xamante ni day saaga kilifa diine yi seen xel day dem ci ñi nga xamante ni dañuy critiqué ñi nga xam ñooy tarixa yi donc Cheikh Yérim Seck question bi dafa am solo parce que day tax sénégalais yooyu nga xam ne nii dafa am bët bu ñu xoolee Ibadu Rahman yi ñu am ci lu leer ci Sonko mii bëgg laaj réew mi mooy kan mais bi ko Cheikh Yérim Seck laajee Ousmane Sonko tontuwul laaj bu mu leer daf koy esquiver comme ni ko tubaab bi wax maanaam dafa moytu laaj bi. da nga bokk ci Sénégal ñi woowee Ibadu Rahman. Sénégal ba mu daj je suis le seul homme politique Sénégal ba mu daj bañ bu ñuy laaj lan nga ci wàllu gëm-gëm. du lu ma gêné nag te dinaa ci tontu mais dama bëgg rek wane ni laaj bi ci boppam mi ngi induire stigmatisation d'une catégorie de Sénégalais loolu mooy premier problème bi muy Sénégal ku fi am sikkim sa jabar di muuru bokkoo Sénégal nekkoo citoyen te loolu buñ ko appliqué woon moom defe naa du murit du tijaan du xaar du layen parce que li ñu wax yépp weesuwul ay mandarga nekk jullit mandarga islam ma profité ne
débat bi ñu élection bi ñu jëm am na ñoo xam ne tey ñàkk programme ñàkk gis-gis am profil yoo xam ne sénégalais yi seexlu nañ ko ak ñenn ñoo xam ne parce que système bi dafa tooyal seen ceeb waxuma la de Cheikh Yérim. tey ñëpp xam nañu Ousmane Sonko ñu ko jege ñu ko xam ñu ko yàgg fréquenté xam nañ ni ibaadu la mais dañuy préciser que ni ibaadu du lu bon parce que am na ay ibaadu yoo xam ne ñu ko juddoo ci ay famille yoo xamante ne ñii ay taalibi Sëñ Tuubaa lañ taalibi El Hadji Malick Baye Niass Seydina Limaamu Laay donc ibaadu du lu bon ibaadu mooy kuy jaamu yàlla kese kuy topp ndigle yàlla ak yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mais ci ibaadu yooyu noonu ñuy wooye ibaadu fii ci Sénégal daf ci am ay saay-saay yoo xamante ni nii dañuy ŋàññi suñu kilifa diine di leen saaga di jëgate ay baat yu ñaaw di ko teg seen kaw xam nañ leen duñu tudd seen tur ñëpp xam na leen saa yu ñu xëyee suba ba ngoon bu ñuy xutba lépp lu ñuy waxtaan ñi ngi xas suñu sëriñ si donc Ousmane Sonko bu fekkee ni ibaadu la li ko waroon mooy mu répondre ci question boobu ci mu leer ne waaw ibaadu la waaye gëm naa suñu kilifa diine yi fi nekk donc bu ko defoon jël ay responsabilité ne ibaadu la nangu li mu doon parce que tamit ragal péete day xañe wërsëg fi nga nekk waxal ni fii laa nekk mais na leeral que ni moom gëm na suñu kilifa diine yi bu ko defee mu leer ci bopp nit ñi mais li ñu remarqué ci jour boobu mooy jëlul ay responsabilité am xëy na peut-être dafa tiit wala ragal ñenn ci sénégalais yi nga xamante ni am na bët bu ñu xoolee ibaadu rahmaan yi ragal ko wala bu fekkoon ne gëm nañ ko ñu bàyyi ko et je pense que ni nit ki nga xam ne da nga am yaakaar ne da ngay jiite Sénégal waroo am looy ragal bu fekkee ni dafa am ci loo tonk dafa am ci loo nekk assumer ses responsabilités justifier say idéologie bu fekkee am na neneen noo gisee lu bokkul ak li ñi di gisee nga expliquer mu leer waaye ñun nag en ce qui nous concerne ñun ñi nga xam ne ñooy chaîne xalaat bi lu ñu jàpp te gëm ko mooy Ousmane Sonko bokkul ci xëy na peut-être ibaadu yi nga xam ne dañuy saaga ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi parce que ibaadu yi nga xam ne ñi ngi saaga kilifa diine yi duñu dem Touba duñu dem Tivaouane duñu dem Medina Baye duñu dem Gamou Ndiassane bu Seydina Limamou Laye wootee ci appelam bi fële Yoff duñu dem mais moom Ousmane Sonko gis nañ ko mu dem ci ay bërëb yoo xamante ni wala ay événement yoo xamante ni kilifa diine yooyu wala seeni doom wala seeni sët ñoo ko organisé récemment lu yàggul dara demoon na Medina Baye dem fa siyaare seeti xalif bi seeti kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk Medina Baye donc yaakaar nañ ni bu fekkoon ni gëmul kilifa diine yi wala bu fekkoon ni day toog di teg seen der li nga xamante ni tegginewul wala du yoon yaakaar nañ ni jàpp nañ ni ci lu ñu yaakaar du fa dem mais fi mu defee erreur mooy waroon na répondre publiquement ci question boobu noonu bu ko defee débat boobu noonu ñu tëj ko mu jeex kenn dootu ci waxati parce que peuple du Sénégal amul peuple bu ko gën a tolérant ci àdduna amul Senghor moo fi nekkoon premier président du Sénégal te nekkul woon jullit te booy xool ñi ko doon jàppale mooy ay kilifa diine ay Serigne Fallou ay ñoom El Hadji Ibrahima Niass doon nañ liggéey ak moom di ko jàppale te defuñ ko sax ak politiciens yi nga xamante ni ay jullit lañ kon Sénégal dëkk bu tolérant la. am na deneen tamit ñuy wax naan day liggéey ak Daesh mais yooyu mën nañ ni ay waxi dof la wax loo xam ni tegul fenn yooyu mënuñu ci dut baaraam parce que Ousmane Sonko lu mu am Sénégal moo ko may fii la jàngee Sénégal moo fay ay études am Sénégal moo ko dugal école moo financé ay études am Sénégal moo ko jox liggéey expérience bu mu am Sénégal la ko amee donc ay Daesh lay liggéeyal yooyu ay wax yu yàqu la ay waxi dof la. ci rassemblement bi mu organisé woon tamit fële nga xam ne mooy place de l'Obélisque waxoon na li nga xam ne mooy franc CFA bi nga xam ni tey ay mouvement ñi ngi taxaw ne na fi jugee waxoon na ci mais xuusu ci bu baax gasul li nga xamante ni mooy argumentaire am bu baax a baax parce que tey ñëpp xam nañu CFA bokk na ci li gën a gàllankoor dëkk yi nga xam ne ñoo koy utiliser tey buñ doon lim dëkk yi gën a am doole ñi gën a développé wu ci wàllum koom fii ci Afrique dëkk yi nga xam ne ñoo utiliser CFA bokk si donc Ousmane Sonko waxoon na ni que bis bu demee ba falu dina def tout pour Sénégal génn ci li nga xamante ni mooy franc CFA bi mais wanewul ak ay firnde yu leer naka la ñuy génnee ci loolu noonu ban modèle économique lay proposer pour que processus boobu noonu ñu mën ci jaar ba génn ci franc CFA sans que mu gàllankoor suñu économie parce que du lu yomb aussi nit ñaa ngi coow CFA génn ci CFA mais du lu yomb processus la mais expliqué wul clairement ban processus parce que digge baax na lool mais tamit naka nga koy jëfee baax na nga leeral ko ñi nga xam ñooy askan bi donc point boobu noonu expliqué na ko mais demul ci explication yi mu gën a leer avec des explications yu gën a pertinentes. donc yi mooy ay points yi nga xamante ni nii Ousmane Sonko war na ci mën a indi ay leeral mu gën a leer ak ay yeneen points parce que bu fekkee ni da ngay décider jiite réew lépp loo xamante ni lëndëm la ci xelu nit ñi lépp loo xamante ni nii leerul wan ko toj gas ko mu leer ci bopp nit ñi xam lan moo leen di xaar ëllëg. donc vidéo bi tey loolu la woon ci candidat bi nga xamante ni mooy Ousmane Sonko yaakaar naa ni ñu ci bëri jàng nañ ci nit ki xam mooy kan parcours am fi mu jaar ak li nga xamante ne nii mooy li mu nas ak li mu yéene fi nga xamante ni mooy Sénégal. donc yaakaar naa ni vidéo bi am na solo ci yéen ñu ngi leen di gërëm di leen jox ndig daje beneen yoon ak beneen candidat aussi ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal.